salaamaaleykum vous les abonnés Yoff Média Info ziar naa leen yéen ñu ñuy suivre ci seen Yoff Média Info di leen wax déwéniti baal leen ñu àq ñu leen baalu ci turu Yoff Média Info cëpp di leen wax baal leen ñu àq jégal nañ leen di ñaan yal na suñu borom jégal ñun ñëpp Yoff Média Info di caatu télé yi mujjee juddu gën a wóor gën a leer et puis gën a neex tey ñu indil leen spécial tabaski ba ala daw mi fu ñuy njëkk nag mooy kër Birane Mbengue muy politique boo xamante ñëpp a xam ne espoir la si politique damay ànd ak kërëb sama caméraman ñu dugg si biir xool Birane ni muy tabaskee ak famem ñu dem. waaw vous les internautes kon ni leen ko waxee woon rek ñu ngi ak monsieur Birane Mbengue tey ñëpp xam ko muy politicien boo xamante ni espoir la si politique tey ñu fekk si këram si ngeen ko ak tenue bi gis nañ ko muy fees xar mi Birane nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay Paco maa ngi leen di nuyu man tam di leen ziar di leen sant tam di leen gërëm di leen ñaanal di rafetlu tam ni ngeen ñëw nemmeeku si ñu fii ak yéen waa Yoff Média Info waaw télé Yoff. gis na la nga nekk ci affaire yi parce que man dama jàppoon ne politiciens yi bon peut-être que ay jour tabaski dañuy toog aju booy defar affaire yi mais yow gis nañ la nga nekk au travail. waaw gis nga lii nag depuis ma ne xale maa ngi koy def waaw depuis ma nekk xale c'est une tradition bàyyeeguma ko ba tey ray fees dagg def liggéey bi yëpp boo paree dellu ci li nga nekkoon ba pare nous sommes ravis de passer la fête en famille ñëw ñun ñëpp dans la grande famille def la grande retrouvaille passer la fête la tabaski parce que ay occasion la yu raar yoo xam ne dinañu permettre ñu mën a regrouper wu ba pare di dund li nga xam ne dañ daan dund en tant que candidat à la mairie en tant que politicien aussi am na yoo xam ne ay yëfu nit la comme ray xar tax si fees def yi ngay def leen daal laa mënatul comme ni ma daan gàddoo biir bi dem géej jàmb ko fa sóob ko fa dellu si ça fait 2 ans defuma ko parce que bi ma ko mujjee def gars yi ñu ngi ma doon wax ay monsieur le maire respect environnement ak affaire yooyu bien que loolu ce sont des déchets dégradables géej gi da koy jël mais boo demee ba ñenn ñi tamit xam nga di la si tooñ ak yooyu da ngay obligé rek bàyyi da dul yomb léegi nga gàddoo ci biir bi comme ni nga ko doon gàddoo dem yóbbu mais ici dans la maison dañuy gas dañuy ray dañuy fees gis nga comme ni nga gisee nii buñ paree def li ñu war a def waaw tout naturellement daal. kon ni leen ko waxee woon jóge nañ si nga xamante ni mooy kër Birane Mbengue tey ñu ngi kër beneen autorité mais bii autorité coutume la muy saltige Mamadou Mbengue ñu ngi ñëw fekk ndeysaan xale yi nekk si buntu kër gi ñu fas yéene yóbbu affaire yi jéej xam nga muy yëfi cosaan vraiment kër kilifa boo fa demee da fay gis yëfi cosaan dañuy dugg xool saltige Mamadou Mbengue nu mu préparé tabaski ak nu mu ko dundee ak famille bi ñu dem.
waaw kon ni leen ko waxee woon rek toog leen seen i saal ñu jox leen li ngeen bëgg spécial tabaski ñuy kër saltige Mamadou Mbengue ñu ñëw def déplacement ñëw seet si ko xool nan la waajee tabaski gi ak nan la ko feetee ak famille bi saltige nuyu nan la. leen di fay Yoff Média Info di nuyu seen téléspectateur yëpp di leen ndokkeel si tabaski bi nga xam ne yàlla dogal nañu amal ko tey jii. ñaan yàlla yan nañ ko yàlla nangul te ñu fekki kaat yu bare bare. waaw tabaski day moom xanaa sant yàlla rek sant yàlla gu jëkk gi mooy fekke giñ ko fekke bi si des muy sunna boo xam ne yàlla nga ko dogale woon sunu maam Ibrahima natt woon ko pour mu rendi doomam loolu mooy andi feetu tabaski kon bu yàlla deful woon rocci sunu maam Ismaïla placé fa xaar tey jii ñun ñëpp doon nañ dugg si moomeelu sunu waajur pour ñu tabaskee ñu waaye si ndimbalu yàlla ak mbaaxam xam ne Ismaïla ndono yonente bi Seydina Mohamed si moom loo a génne mu tax yàlla mujje wecci bakkenam ak xaar loolu nag moo di feet bi nag li si jëkk mooy fekki ko sunna la ndëkk mais léegi ñëpp def nañ ko farata mais sunna la gis naa nit ñi daal di si def loo xam ne ëpp na yàlla tegul kenn lu mu mënul fekke nañ ko comme niñ ko daan fekkee sant yàlla yes a waroon yëpp yàlla dimbal nañu si kàttanam ak mbaaxam mooy ñu am xar def sunna fi yàlla dimbali nañu si kàttanam ñu am xar ba mën a def sunna bi yàlla dogal tamit ñu ngi koy fête en famille waaw maak ñi ma bokkal ndey ak baay yëpp ñoo tamaskindoo si kër gi fii di kër Alaaji Bayda Mbeng saltige comme d'habitude rek ñu ngi nii ak suñuy soxna ak suñuy njaboot ak xam naa ajjuma bi sax a tax ñun ñëpp ñu ngi toogoon fii mais ñëpp ngi dugg di waajal pour julli ji juma moo tax sax fekku leen fi sama taawu yaay muy maam Alsaan ak suma mag Kalidou léegi lañ toogoon fii ñaan rek ñu fekki ko at yu bari di wax ne rek sant nañ yàlla ren bi ko ñëpp defandoo te loolu mooy lislaam mooy diine ji sant nañ ci yàlla yéen it ñu encouragé leen ndokkeel leen ci initiative bi ngeen am ni fekki kilifa yi seen kër may leen occasion bu ñu baaloo ak waa dëkk bi vraiment baalu nañ ak waa dëkk bi yëpp ku ñu tooñ ak yëpp ñu ngi baalu ñëpp ak jiital ci kilifa diine yi teg ci coutume bi teg ci autorité politique yi képp koo yëg ne daal vraiment at mi xaw nañu wax wala ñu def jëfandikoo loo xam ne vraiment xaw nga ci yëg ne daal blessé nañ la ci ñu ngi lay jégalu di ñaan yàlla ñu yàlla defal jàmm ndokkeel sunu famille maam Limaamu xalifa bi Baye Ablaye ak njabootam gépp ndokkeel Mouhamed Ndoye ndokkeel ayima yi ci Yoff yëpp ndokkeel coutume bi jaar ci jaraaf seeni ak Babacar Mbeng ndokkeel délégué de quartier yi ak frais yeeg képp ku yor ndoom bu tànk rek ñu ngi lay ndokkeel ak la jeunesse vraiment ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal na ma nekk xale yenn ndoom bu tànk nekk seen génération ñoom it ñu ngi leen di ndokkeel bu baax ñoom ñëpp gis nañ ni ñu taxawee suñu wet jàppale ñu ci action yi ñuy def ci dëkk bi yëpp vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp di ñaanal Yoff Média Info yàlla na ko yàlla gën a yaatal vraiment jàppale leen ba li ngeen mébét seen télé bi yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal te sàmm leen ma encouragé leen tamit ngeen taxaw rek yombul affaire média yombul waaye boo taxawee rek teg yoon li ngay def maa ngi leen di wax ne bu leen ci am xaj ak seen li ngeen di def daal na ngeen ko def teg ko yoon rek ku ko bëgg a jëfandikoo na ngeen ko jox waaye nag bu mu nekk loo xam ne ñii dañ ci am privilège ñii duñ ci am privilège te lépp loo xam ne luy jëmale Yoff kanam la na ngeen ci dem taxaw lépp loo xam ne buñ ci waxee Yoff lu nar a yàq Yoff tamit na ngeen dem taxaw ci ba nit ñi wax ci li nga xam ne warul lu yàq dëkk bi vraiment ñu ngi leen di encourager di leen ñaanal ñaan tabaski bi yàlla nañ ko fekke at yu bare ànd ak xéewal ak yokkute ak mucc te defal ñu ci Yoff gi nga xam ne sunu village sacré la muy dëkk boo xam ne dëkk bu am cosaan la yàlla nañu ko yàlla sàmmal aako ba liñ ci bëgg yëpp mébét ko ci lu baax yàlla defal ñu ko ci barke Seydina Mohamed alayhi salaatu wassalaam vraiment ñu ngi leen di encourager di leen baalu ak yéen bu baax.
politique muy jeune muy Astou Diop di responsable politique APR dañuy dugg xool Astou Diop moom aussi nan la dundee tabaski bi en famille ñu dem. kon ni leen ko waxee yéen a ngi seen spécial tabaski tey ñëw seet si ki nga xamante ne nii que mooy Astou Diop si ngeen mu ngi taw mais say ñoo toog parce que Yoff Média Info si li leen neex moom la ñuy dox parce que seen bànneex mooy suñu mbégte kon seen mbégte la ñuy dox mu doon taw glace sax dañ siy ne Astou Diop fekk nañ ko ak famille bi si ngeen famille bi yëpp mu ngi derrière moom Astou ginnaaw bi ñu la nuyoo baalu la àq famille bi yëpp surtout Yoff Média Info Astou nan nga dundee tabaski bi. salaamaaleykum waa Yoff Média Info maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ci suñu télé locale bi suñu télé de référence bi man nag dundee naa tabaski bi comme ni ko ñëpp di dundee vraiment en famille sama yaay yi sama papa yi ñëpp sama cousin yi tout le monde est là autour de la famille ñu ànd dans l'ensemble ñu feeteendoo bés bi nii muy bésu mbégte pour ñëpp vraiment ñu ci baalu àq waa Yoff yi ñuy seetaan yëpp di leen déwéniti di leen baalu àq vraiment di leen souhaiter une bonne fête de tabaski. waaw Astou yaakaar naa ne vous les politiciens da ngeen ni yàkkamti bés bu mel nii bu su mel ni tabaski korité parce que boo leen xoolee toujours bu jóg yéen a ngi si mbedd mi yéen a ngi si bureau yi yéen a ngi si terrain bi doo leen am temps sax pour passer ko ak seen famille. bés bi lan lay def si yéen. bés bi bés bu am solo la parce que dañuy converger wu ñun ñëpp nekk ensemble le fait d'être ensemble dafa am solo ci famille te nga gis say famille nekk ak say famille dafa neex aussi télé bi déplacé wu def jox la cër boobu ça veut dire que am na looy représenté aussi ci politique bi ñu nekk ñu koy santé borom bi di ko santé aussi suñu ñaanu waajur yi aussi waaw. gis nañ la yaa ngi saaf pomme de terre si biir dafa mel ni saaf pomme de terre nga mën de. non au fait ñun suñu man nag du saaf pomme de terre rek laa woon parce que sama yaay moo ngi toog sama wet au fait ñun suñu famille des bas âge xale yëpp ay mën toog au fait fii da ngay judd ñu teg la si ginnaaw cin bi te du tere da ngay jàng da ngay poursuivre tey sama yaay yi toog yëpp sama papa yëpp ay intellectuels yu mag lañ sama tante yi dañuy jàngale donc ñoom ñu ngi si bërëbu jàngalekaay yi donc day wane ne rek dañuy jàng en même temps dañuy togg dañuy def li jigéen war a def yëpp ñun dañu ko jàngal dañ koy def. xëy na mënoo dem fa baalu àq moo tax Yoff Média Info da lay bàyyi antenne bi. jox la 3 minutes nga baalu àq askan bi yëpp ñu tasaloo ko si ñëpp xam ne Astou baalu na àq ñëpp voilà boo amee message aussi tamit que booy sànni jeunes yi booy conseil jeunes yi aussi tamit que nga mën ko si dugalaale. waaw man nag d'abord sama baalu àq dama koy teg ci xalifu laayeen bi d'abord parce que tey boo dëkkee ci dëkk bu mel ni Yoff dafa am bunt ñuy vraiment di ñaanal xalifu laayeen bi yàlla yàggal ko suñu kanam vraiment yàlla guddal fanam vraiment yàlla bàyyi ko suñu kanam ñaanam ak barkeem yëpp di ñu topp ñuy baalu àq Yoff yëpp parce que tamit xam nga politique dafa xaw a metti te wax fa dëgg yàlla parfois campagne jot ñu sonal bruit waa Yoff ñu ngi leen di baalu àq ñoom ñëpp parce que peut-être benn moment la ci at bi mais day baax bu ñu amee occasion yi ñu profité baalu leen àq ñun politiciens yi ñoo ngi baalu àq bu baax waa Yoff ndax campagne day jot ñu teg sonal mais lépp rek c'est pour bien faire aussi pour comme li ñuy wax faire la politique c'est là de gérer la cité gérer cité bi nag mooy indi barème yooyu noonu
ñëpp mais ñu si baalu ak te ñuy wax aussi ñun ñu ngi si di jàppale son excellence le président Macky Sall ici à Yoff parce que ñun depuis 2008 2009 ñoo ngi fi demal nañ ko campagne locale demal nañ ko présidentielle ba léegi ñoo ngi ci biir changé ñu dara te tey man sama famille booy xool sama famille dañu am ay jaar politique parti sama yaay parti démocratique la newoon donc day wane ne tey politique dafa bokk si engagement citoyen la en fait mais peut-être jamono bi ni ñu koy defee moo xaw a kii mais man dama gëm ne valeur yaa ngi fi ba léegi valeur yu njëkk yi nga xam ne moom lañ doon defee politique moo ngi fi peut-être parfois yenn changement yi day am mais valeur yaa ngi fi ba léegi te man damay appeler la jeunesse tey man dama gëm ne ndaw même booy def politique da nga war a def politique bu saine politique bu intelligente xam nga pas politique politicienne ni ñëw tàccu yéeg si ay oto non nit da ngay réfléchir génnee ay idées joxe ay idées yoo xam ne sa gox daf si war a développé wu mais politique boo xam ne tey yow tàccoog yéeg oto caravane kese loolu du politique parce que nit buñ ne da ngay politique da nga war a jàppale sa askan man tey si tabaski bi dama yëngatu si social mais ban social laay def mooy bi nga xam ne bët du si tegu ñi ma ko war a jox ak ñi ko yelloo laa koy jox seetuma si naka ñëpp gis wala def ko ci réseaux sociaux yi man politicienne laa mën naa dem si réseaux sociaux yi sama image mën naa ko yóbbu mais du ma yóbbu image yu keneen koo xam ne dama koy jàppale socialement day mel ni dafa am lu ma def di xaar nit ñi gis mais boobu nit ki day nangu mais da nga koy mettre mal à l'aise donc na jeunesse bi xalaat genre politique yooyu noonu ñu bàyyi politique de voyez-moi c'est bien beau mais ce n'est pas la réalité au fait am na lu gën loolu man ci li ma gis daal am na lu gën loolu te Yoff damay ñaan la jeunesse je fais un appel à la jeunesse il faut une alternance générationnelle des jeunes intelligentes compétentes nga xam ne dañuy réfléchir pour lu jëmale seen dëkk kanam tey Yoff 0 décès Yoff propre yooyu yëpp suñu yitte la war a doon donc nañ ci xalaat daal loolu laa leen di wax. ce mot de la fin cadre de concertation di si réfléchir aussi. ce mot de la fin. may gërëm Yoff yëpp. di gërëmaat aussi xalif bi di tegaat lépp ci loxoom di jàllale parce que tey moom moo nekk ci commune bi te aussi di nuyu le maire de la commune de Yoff aussi quel qu'en soit Alpha c'est le maire administratif ici buñ paree si côté diine bi dañuy ñëw si côté administration moom moo fi toogal son excellence donc ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal li mu nekk aussi mu am si ndam mu oyof si moom vraiment santé bi mu nekk vraiment jafe na jamono bi yàlla defal ko ci sutura vraiment may ko si ndam parce que la mission autant pour moi est tellement difficile mais difficile est le chemin mais nous prions qu'il mu réussir ko loolu rek lañ koy ñaanal vraiment. jërëjëf Astou kontaan nañ. may gërëm sama famille aussi sama yaay sama papa yi sama nijaay sama cousin yi sama jarbaat yi tout le monde voilà. asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay safoo Yoff Média Info ñu ngi am mbégte ak contentement di dajawaat ak yéen si occasion bi nga xamante ne ni borom bi defal nañu ko muy tabaski ñu profité aussi di leen baalu àq te di leen baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu bépp jaam boo xamante ne ni def nañ ko si. tey nag ñu ñëw ak yéen si spécial tabaski nag Yoff Média Info seeti bépp autorité boo xamante ne nag mu ngi si alentouru Yoff bi. moo xam autorité coutumière la wala politique ba mu si manti doon rek dinañ la seeti jox la occasion bi aussi nga saafonte ak mbokk yi nga baalu ak te baale ak ba pare ñu xool nag nan ngay dundee li nga xamante ne nii moom mooy tabaski bi. caméraman topp ma ñu dem si ki nga xamante ne moom mooy El Hadji Birame Gning ñu xool moom nan lay dundee tabaski bi. comme ni leen ko waxee rek ñu ngi ak El Hadji Birame Gning di autorité politique bu mag boo xamante ne ni kenn dootu ko présenté ku ràññeeku la fi nga xamante ne ni moom mooy si territoire bi yëpp du ñu def lu dul bàyyi ko mu ñëw El Hadji nuyu nañ la. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax. tey Yoff Média Info jox la occasion si tabaski bi ñëw xool nan nga dundee tabaski bi ak Covid bi nga xamante ne ni jaar na fi. nan nga koy dundee tabaski bi ak tabaski bi. d'abord maa ngi leen di nuyu yéen waa Yoff Média TV di rafetlu vraiment seet si bi ngeen ma seet si aussi di leen remercier encore une fois si occasion bi ngeen ma may. pour vraiment ma mën a waxtaan ak sama mbokk yi muy waa Yoff. donc tey vraiment damay baalu ñëpp ak
di baal ñëpp ax di ñaan yàlla feet bi ñu feete ko ay ati at te tal ko mu nekk ci contexte boo xam ne bii nag vraiment benn contexte vraiment bu particulier la muy vraiment Covid bi nga xam ne bii mooy lëmbee àdduna bi yëpp mu doon loo xam ne lii tey heureusement que bari na ñoo xam ne ñi au moins comprendre nañ ko di demander ñëpp nag profiter ci occasion bi aussi pour demander ñëpp nag aussi ñu respecter mesures barrières yi nga xam ne yi moom lañ édicté parce que gis nañ ne bon corona bi jagew fi je pense que dafa yokk donc tey war nañu mën a def beaucoup attention parce que mag mu ne mooy faj boppam mag mu ne mooy aar boppam état bi li mu man rek lay def li ci des ñun ñoo ko yore donc mu doon bon comme niñ ko waxee rek contexte bu particulier vraiment di ñaanal ñëpp ñu am jàmm. laaj ñu gis ne occasion la parce que parfois aussi yéen ñi nga xam ne ay autorité ngeen doo leen am occasion bu saafonte njaboot gi passé leen benn temps bi nan nga dundee tabaski bi si occasion boobu nga xam ne borom bi defal nañu ko. mooy li ma la wax rek occasion bi ngeen ma may pour ma baalu ñëpp parce que tey lii daf ñuy permettre ñu mën a waxtaan ak suñu mbokk yëpp baalunte ak suñu mbokk yëpp ndax tey période bi ñu toll nii du période boo xam ne bii da ngay topp dëkk bi comment dirais-je di saafonte ak nit ñi di baalunte ak nit ñi lii lu am solo la tey si vraiment ñun ñi nga xam ne ñi tey bu ñu sañoon ku nekk dañuy fëgg sa bunt baalunte ak yow ndax ay nit bu ngeen dëkkee yaakaar naa ne mën nga ameel kii am ñu la ameel donc tey dafay nekk occasion boo xam ne bi dañ ciy profité pour baalu ñëpp surtout waaye yow fi nga xam ne yi tey vraiment nekk nañ ñoo xam ne ñi lu ñu sori si ñun lañu ndax ñun Yoff rek la ñu am amuñu leneen profité aussi pour baalu Sénégal yëpp baalu aussi monde yëpp parce que ku ma xam-xam ne am na niveau yoo xam ne yi tey war nañu mën a toog baalu ñëpp waaw El Hadj gis nañ langue politique yi fan yi xawoon na yëngatu tuuti par rapport ak séddale bi yu ni mel ngay acteur politique dégguñu la si aussi lu waral loolu da nga jël benn recul si politique bi wala nan moo waral dégguñu la dara benn yoon. non dégg naa li nga wax kontaan naa ci question bi ndax question bu am solo la. peut-être que da ngeen yéen déggu leen samay action parce que man. dafa am nit fu muy toll. dafa am yoo xam ne yi laajul visibilité man sama gëm-gëm parce que yaakaar naa ne li may def ñi nekk jiite dëkk bi sax defuñu ko yaakaar naa ci mbas bi nga xam ne mooy li fi am. je pense bu li ma def bu doublewul ñoom li ñu def fii ci Yoff. ah bon dafa mel ni waaw mais nag ñun dañ amul habitude di lépp lu ñuy def di ko wane. ndax man gëmuma defal nit di ko wax wala defal nit di ko wane wala di ko médiatiser loolu vraiment je pense que ñi nekk Yoff yëpp. bu ma yeboo ne 90% yi comprendre nañ ne loolu man maa ko éviter li ko wane mooy yéen d'abord. sollicité ngeen ma ba tàyyi mais man je ne suis pas trop télé. dëgg la man bëgguma vraiment di def dara di ko wax ndax lépp looy def ci àdduna yaakaar naa ne boo koy def da nga koy def rek ngir yàlla. ngir yàlla am na solo pas pour que boo joxee nit masque sax. dem ci télé bi ne wane leen ne joxe naa temps man loolu gëmuma ko bu fekkee loolu mooy tax politicien am dara ba xam ne man du ma am dara man li may def dama koy def ci sutura. def ko ngir yàlla te je pense que ñi may déglu yaakaar naa dinañ ma témoigner bu ngeen defoon rajo trottoir. dinañ leen xamal exactement parce que amul dara loo xam ne lii war nañ ko mën a joxe muy ceeb muy diwlin. muy leneen muy suukar muy masque yi nga xam ne moom la ñu kii muy gel yi yaakaar naa ne duma toog tey di expliquer lan ak lan laa ci def
parce que loolu pour man amul importance li am importance mooy vraiment nga secourir ñi nga xam ne ñi ñooy nécessité yi mais pas jël sa télé jël sa rajo jël say antenne ut say géwél topp dëkk bi sincèrement di wax ne man daal lii lay def loolu moom vraiment xaw naa ko kii tuuti quoi dama koy ñaawlu am na solo ak ñi koy def am na solo El Hadj am na solo kàddu yi rafet na ñu ngi woon spécial Tabaski ak El Hadj Birame Ngingue El Hadj lan mooy sa kàddu yu mujj waaw d'abord sama kàddu yu mujj yi mooy li ma démarré rek baalu ñëpp ndax ñun xamuñu leneen xamuñu feneen fu dul Yoff li ñu gëm mooy Yoff xool li nga xam ne li moom la ñu war a def ak période bi ñu ko war a defee ñu jéem ko def donc maa ngi si profité nag vraiment di leen gërëm di leen sant nag di leen baalu àq nag parce que yéen aussi gis naa considération bi ngeen am ci man parce que sollicité ngeen ma ba tàyyi wax naa ko sànq mais à chaque fois du ma gënal parce que man génn dafa am période bu ñu war a génne ak période bu ñu warul génne am na solo man amu benn recul politique c'est-à-dire que def nga élection ku def élection ñu gagné la ñii la gagné da nga leen di bàyyi mettre leen à l'aise pour ñu mën a liggéey duma leen critiquer duma leen wax lu ma leen warul wax fii ndax fii Yoff dara xaju fi ñun ñëpp ay bokk lañ te ñëpp dañ jógoon pour defar Yoff yàlla am ñu mu ko jox buñ defee lu baax dëkk baa ngi gis buñ deful lu baax dëkk bi mu ngi gis mais ñun on est trop mal placé pour di wax wala di critiquer wala di wax loo xam ne li waruñu ko wax mu mel ni vraiment da nga ñàkk bu pare bëgg a ñànki donc tey loolu moo waral ñu bari yaakaar ne kii dafa bàyyi politique mais ñun mënuñoo bàyyi politique parce que politique jéem a defar sa dëkk la c'est l'art de gérer la cité te ñun ku ñëw pour gérer cité bi yaakaar naa da nga ñu siy fekk yaakaar naa li may wax yéen a ma ko gën a xam téléspectateurs yi nga xam ne ñoo may seetaan aussi ñoo ma ko gën a xam Birame Ngingue ku ko xam nga si lan lay yëngu xam nga lan mooy objectif am xam nga lu mu bëgg ñun amuñu pour ça di campagne ñun ndax fee yi nga xam ne moo am ci dëkk bi ndax kenn du fi falu tey ba jege El Hadj Birame Ngingue la mu def ci dëkk bi donc loolu yaakaar naa ne du man maa ko war a xool sama bopp parce que loolu kii ndaw yi sax ñu ngi koy waxtaane bon dafa doon loo xam ne li tey ñun duñu critiquer duñu campagne duñu politique parce que ñun xamuñu wax lu ñaaw xamuñu def lu ñaaw xamuñu vraiment yàqal nit wala ki yoon li am importance daal mooy vraiment sama dernier mot mooy maa ngi leen di gërëm d'abord yéen ñi ma may occasion parce que je pense que sama apparition gëj naa ko def trop gëj naa apparaître mooy wone ay at a ngi nii génnuma si média yi ci dëkk bi yëpp dañ may solliciter Sénégal képp ku fi média bés bu jot nit woo ma mais toujours je me garde de parler parce que xam nga wax dafa yombul te vraiment boo waxee rek toujours am na koo laal wala koo xam ne kii sensibilité kii na donc loolu moo waral tey vraiment ñun suñu recul bi nga xam ne moom lay jël par rapport aux médias mais suñu action yi nga xam ne du ñuy kii c'est des actions pérennes yoo xam ne guddi bëccëg suba ak ngoon si la ñuy dox vraiment remercier naa leen bu baax yéen ñi ma permettre si feetu tabaski bi ma mën a baalu ñëpp ak tey lii tey dina mel ni tey dugg naa kër gu ne wax ak ñoom dugg naa kër gu ne yaa ngi dégg saafoonteeg ñoom dugg naa kër gu ne baalunteeg ñoom ak vraiment maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax. merci beaucoup El Hadj am na solo vraiment wax ji am na solo c'était une occasion nga baalu àq te baale ñi nga xam te ne askan wi. ñu ngi lay siy remercier aussi si disponibilité bi. gars yi aussi da ngeen ñuy toppaat ñu continuer li nga xamante ne mooy suñu spécial tabaski. yaa ngeen jëf. mbokk yi ak xarit yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi toujours si suñu spécial tabaski ñuy dalal soxna soo xamante ne nag vraiment ku ràññeeku la si ëttu politique bi kenn dootu ko présenté kenn mais yéen dama leen di bàyyi moom mu présenté boppam
soxna si nuyu nañ la. maa ngi lay fay bu baax a baax. di leen remercier ci teew bi ngeen teew fii tey ci jouru tabaski bi. di profito rek di déwénal ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi seetaan Yoff Média Info. di déwénal aussi képp ku nga xamante ne kilifa diine la. kilifa aada nekk ci biir dëkk bi ak toute la population de Yoff. ñëpp ñu ngi déwénal ñëpp di wax ne ñëpp ñu ngi leen di baalu àq di baal ñëpp àq. di ñaan yal nañu yàlla may ñu yàgg ko teewe at yu bëree bëri yàlla defal ñu jàmm def ko ci réew mi defal ñu naataange di wax ni rek man la Mbène Faye nekk la coordinatrice de la section communale de Yoff bu Pastef maa fi teewal Pastef fii ci Yoff. macha allah soxna Mbène am na solo kàddu yu rafet na soxna Mbène nan nga dundee tabaski bi en famille yéen ngeen xam ne. Femmes politiciennes yi. des fois da ngeen di daw si tali bi daw si affaire yi ba doo leen tal njaboot gi tey ñu am occasion rek muy tabaski bi. ngeen war ko passer en famille. noo ko dundee. waaw sant yàlla rek comme yàlla may nañu déjà ñu fekkee. nekk en très bonne santé. dañuy sant yàlla. di wax rek ni passé nañ ko ci jàmm. passé nañ ko avec la petite famille. vraiment ñu ngi sant yàlla tey ñaan yaa nañu yàlla yàgg may. ñu di ko teewe ñun ñëpp déwén incha allah ñu teewewaat ko ngeen ñëw def jotaay bu rafet bi macha allah. te kenn incha allah waaw c'est vrai que ni nag politique yombul nga yor sa famille di politique c'est pas très évident mais dañuy jéem a fexe rek. di góorgóorlu ba nga xamante ni ñaari côté yëpp. dinañ ko mën a gérer ba nga xamante ni peut-être benn. du ci yàqal moromam. donc gestion la laaj nag. ak organisation bu baax. pour que njaboot gi bañ a sentir que ni dañuy absenté tout le temps et que dañuy politique bi daf ñuy jëlal beaucoup de temps. voilà donc dinañ jéem a daal xool naka la ñuy defee planning bi ba nga xam ne des deux côtés lépp lu ñu war a def rek dinañ ko def ba mu mat sëkk incha allah. ñu gis ne ba tey tabaski bi occasion la. si surtout yéen politiciens yi. nga xam ne da ngeen di boddi wante léeg-léeg di saagante di xaste di dóorante. di màtt di gajj. au moins ngeen baaloonte ak parce que bu làng gi xasee ubbi kenn dootul tal kenn xam nga léppay rëbëjoo occasion tabaski bi aussi occasion la ngeen baaloonte voilà quoi Yoff Média Info may la occasion boobu. dëgg la c'est vrai que ni comme ni ko waxee duñu ay ennemis sax quand même ay adversaires politiques lañu. donc ñenn dañu nekk ci fare ci benn camp ñii nekk ci beneen camp. contre leen donc c'est pas parce que les personnes lañu contre sax. mais peut-être boo jiitee xëy na dina am lu nga xamante ne dinañ ko rafetlu mais fi nga xamante ne surtout baaxul. donc opposition rôle am dafay nekk tout le temps muy nekk di alerter di wax ne lii baaxul pour que ñu mën di jubbanti parce que yaakaar naa ne loolu dafa baax ci réew. booy def sax da nga war a am ku lay critiquer parce que critique yi du dara lu dul. fexe yow ba nga mën a jëm ci kanam. donc bu fekkee ni aussi ci biir critique yi ñuy def. du ñàkk ni xëy na blessé nañ ci nit. wala wax sañ ci nit lu nga xamante ne lu ko metti la. donc dañuy profité comme ni nga ko waxee rek ci jouru tey bi. di leen baalu àq. lépp lu nga xamante ne ay kàddu la wala jëf boo xamante ni jóge na si ñun. te mu blessé kenn ñu ngi koy baalu àq bu baax a baax ci bisu tabaski bi di ko wax ni vraiment ñun jàppewuñu kenn noonu jàppewuñu kenn adversaire dañu jàpp ni rek ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal te ku si nekk rek am na côté boo féete boo xamante ni war nga mën a liggéeyal Sénégal ñun ci wàllu opposition la ñu nekk te suñu rôle ci opposition dañu koy jouer ba mu mat sëkk parce que amal na njëriñ Sénégal moom mooy tax ñi ñu jiite bu ñu tegee pas bu ñu warta teg ñu ne alerter leen ñu xamante ni xëy na laal nañu lu ñu warul laal wala teg nañu seen tànk fu ñu ko warul teg seen tànk donc daf leen di mën a permettre ñu gën a xippi seen bët donc gën a mën a jubalaat niñ koy jëfee te loolu Sénégal kese moom moo ciy jëriñu. dëgg la mais dañu gis ne ñu ngi aussi si jamono boo xamante ne nii dafa tombé tabaski boo xam ne dafa tombé ak pandémie mais depuis Covid bi commencé à part seen leader Ousmane Sonko dégg ñu leen yéen benn yoon si gox bi ngeen nekk fii Yoff nga nekk Yoff qu'est-ce da nga ragal gars yi wala men lu tax dégguñu leen gisuñu leen ci dara. pourtant ñu ngi def suñu ay action nag booy seet au niveau de Yoff. ak partout au niveau du Sénégal comme nuñ koy defee. mais comme ñun Pastef rek xam nga zone bu ne dafa am ay spécificité donc ñun au niveau de Yoff li ñu opté mooy. travail de fourmi. maanaam ñun dañuy liggéey ci suuf li ci ëpp ci suñu liggéey. ci suuf la moo tax heure bu résultat jubee rek. dañ naan ñii fan la ñu nekkoon.
ok ñii luñ doon def ba kenn yëgu ko ba mu jural leen ñu am résultat. da ngeen di yeeru quoi. mais en fait zone bi ñu nekk moo ko laaj peut-être ak stratégie yi nga xamante ne ñun moom la ñu tëral pour demee ko tout le temps mooy tax ba suñu liggéey li ci ëpp daal dañuy liggéey ci suuf donc mais heure bu wane jotee aussi bu ñu wotee dinañ xam ne ñii tëdd ñu woon di nelaw. am na solo macha allah ñu nekkoon toujours ak seen spécial tabaski ñu joxoon occasion ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité coutumière bi ak politique bi yëpp ñu mën a saafonteex seen i am di jàmm aussi baalonte ak lan mooy kàddu gu mujj gi soxna Mbène. waaw di leen remercier waa Yoff Média Info parce que gis nañu quand même que ni yéen a ngi jouer rôle bu am solo fii nii ci biir dëkk bi mu nekk chaîne bu nga xamante ni aussi ay jeunes ñoo ci nekk ay jeunes yu ambitieux donc loolu laay wax rek ni partout su fekkoon ne am nañu ay jeunes yu mel nii yaakaar naa ni Sénégal dina gën a mën a jëm ci kanam am na solo liggéey bi ngeen di liggéey ñëpp rafetu nañ ko macha allah dañ leen di ñaanal rek bépp foo xamante ni bëgg ngeen fa yegg yàlla mi nga xam ni dara tëwu ko yàlla yeggali leen fa ba lépp lu nga xamante ni yéene ngeen ko gox bii di Yoff ci wàllu avancement mu jëm ci kanam ak au-delà sax li yéene ngeen ko Sénégal yàlla mottali ko incha allahu taala di wax rek ni maa ngi gërëm tamit toute la population de Yoff ñi nga xam ne dañu jël rek suñu leader le président Ousmane Sonko def ko ci seen xol voilà donc bëggal ko boppam di remercier aussi tous les membres et sympathisants de PASTEF ñu ngi leen di remercier parce que quand même nag Yoff bari nañ fi ay membres bari nañ fi ay sympathisants tous les responsables de cellules parce que zone boo gis fii nii au niveau de Yoff quartier bu ne rek am nañ fa cellule bu nga xamante ne responsable yi ñu ngi fa donc ànd ak seen i équipe ñoom it di liggéey comme ni mu waree ñu ngi leen di remercier ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn biir Yoff cité nouvelle cité nouvelle yi ak ñëpp daal fépp fu waay nekk rek di seetaan Yoff Média Info jàppaleen ni la coordinatrice de PASTEF Yoff mi ngi leen di nuyu di leen dëwanal ci koor gi tey wax rek ni liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey au sein de PASTEF te dara taxuñu jóg lu dul bëgg suñu réew ñu ni dañu fas yéene jóg def la politique autrement te politique autrement buñ ko waxee xam nga Sénégal rek li mu tàmm boo ko bëggee dindi nit lu mu tàmm nga ni lii foog ñu dindi ko day xaw a jafe mais gis nañu depuis ñu commencé ko ba léegi njëlbeen bi metti woon na mais au fur et à mesure qu'on avance ñu ngi gis ni nit ñi ñu ngi gën a bàyyi xel nit ñi ñu ngi xam ne peut-être kat yoon bi ñuy woote xëy na buñ ko toppee changement bi nga xamante ne ñu ngi koy jooy ci fii ci Sénégal nga xam ne dina mën a tax ba ñu am Sénégal bu naat Sénégal bu nga xamante ni képp ku ñax di nga mën a jëriñu parce que réew loolu kese la dañuy fexe ba créer les conditions yoo xamante ne képp ku liggéey di nga am donc loolu la ñu bëggal Sénégal te yal nañu ko yàlla defal incha allah. amiin incha allah ñu nekkoon ak suñu xarit suñu soppee Soxna Mbène vraiment di leader politique nekk si parti PASTEF ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax kàddu yi am na solo mais mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee rek du fi am dañuy continuer ak si suñuy invité yu bëri yoo xamante ne ñun ñuy xaar. ñëpp nag mais dama fi am koo xam ne sama papa bopp la. macha allah muy Pape Seydina Diouf. voilà nekk Mengen. dem ba Mengen di nuyu waa campus ñàkku nelaw ñëpp. macha allah vraiment sama ay kilifa ñooñu maa ngi leen nuyu au passage parce que man samay ustaas ñoo fa nekk. samay ustaas ñoo fa nekk samay kilifa vraiment. waaw bëggal ma seen bopp nag saa su ne di ma teg ci yoon. di nuyu imam Ndiol Niang di nuyu frère Boubou aussi donc di nuyu famille wam bi yëpp. di nuyu képp ku nga xamante ni daal mi ngi may gis mun ba xam naa ne mënuma lim ñëpp. mais daal képp ku nga xamante ni daal yàgg na may jàppale ci ay conseils ci di ma jéem a gindi saa su ne di ma teg ci yoon bu baax lépp lu nga xamante ni muy problème bu ma mës a rencontré seetaanuñ ma ci benn yoon ñëpp di ma taxawu. ak sama mbokki bopp yi nga xamante ni ñoom laa am fii ci Yoff ma boole ci ma jiital ci rek bàjjen Ken Gueye Sarr nekk Mengen de passage mooy nuyuwaale Mansour Nia ak son épouse Wedji Silla Marie Ndiaye ak waa kër gi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar parce que samay mbokk bopp lañu fa laa bokk ñëpp ñu nga xamante ni daal tamit laa leen si ñoom famille Sarène bi yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar bu baax a baax ci tabaski bi samay bàjjenu doom kon politicien ak mbëri di ziar aussi samay bàjjenu doom xel day fattu donc maire lay bàjjen Awa Diop vraiment maa ngi koy ziar bu baax a baax moom aussi nekk koo xam ni ku ma bëggal boppam la lu ma nekk suba ba ngoon mi ngi ci saa su ne di ma ñaanal ci lu ma yëg ak lu ma yëgul
heure bu jógee àjjuma bu jot bu ma woowee téléphone neel amin la may wax bi ma jógee jàmmalaay la ma ñaan ci xabru ba kon boog damay wax rek ne yal na yàlla nangu ñaan te lépp lu nga xamante ni mi ngi ma koy ñaanal ci lu baax yal nañ ko yàlla borom bi boole di nuyu moom aussi njabootam gi yëpp ñi nga xamante ni mënu nañ ma jàppe yumpaañ kese waaye dañ ma bëggal seen bopp vraiment di leen jaajëfal ñoom ñëpp di jaajëfal képp ku nga xamante ni Yoff la mu di mbokk di xarit di am di jàmm Tadjou maa ngi lay nuyu bu baax a baax merci beaucoup encore ñoo la ko may si xol bi seeti buy amul benn problème kon mbokk yi ni leen ko waxoon léegi rek topp leen ñu si suñu yeneen invité incha allah. xarit yi comme ni leen ko waxee. ñu ngi fi nga xamante ne mooy kër président Pégar Sarr di président Frey Yoff classe 2 classe 6 ñu ñëwoon pour xool nan lay dundee li nga xamante ne moom mooy tabaski bi ak njabootam lu ñu def lu dul bàyyi leen ak moom mu nuyoo ak yéen ñu jàll si li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi président nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay di profiter si occasion bi. di nuyu waa Yoff gépp si bés bu màgg bi. di bés bu tabaski. gis ngeen ni ngeen ko fekk rek. maak sumay xarit ñu daje fi tey pour màggal bés bi donc damay sant suñu borom mi ñu may kàttan ba ñu fekk di ko ñaan yàlla nañu yàlla dolli ak wér def jàmm si dëkk bi. am na solo macha allah président gis nañ li fi xew mbas mi ak ni mu demee ak tabaski bi. nan ngay dundee tabaski bi par rapport ak jafe-jafe yi am dëkk bi en tant que Frey Yoff ni nga xam te ne problème xar am na problème mbas am na mu xaw a jaxasoo. ngeen nekk première chambre boo xam ne moo war a régler li nga xam te ne mooy difficulté yi dëkk bi di am nan nga dundee loolu par rapport ak sa vie privée. dund nañ ko façon boo xamante ne xaw na difficile aussi. bon bu ñu demee ci wàllu julli gi ak problème yi nga xamante ne moo ci am. li ëpp solo si àdduna mooy am nit boo amee nit rek ñàkkuloo dara te man damay gërëm sumay collaborateur ñi nga xamante ne ñoo ma gën a jege surtout. ñu mel ni bu may cité dama mën naa cité ku mel ni Mamadou Sylla yi toog. parce que tey bëri na. lu metti loo xamante ne waroon na mën a dal famille yu bëri si dëkk bi mais ñu am doom yu mel noonu ñoo xamante ne jàppale nañu si ba nga xamante ne bëri na ñoo xamante ne ñi tey bu ñu gisul seen ranguñu doom ñoom ñooñu am nañ ci participation yu am solo donc yooyu dafa jar di feddali di ko wax parce que nit ki loo dàq mu jëm biti dàq mu jëm biir moo ko gën dara gënul mbokk donc bu la yàlla joxee wërsëg taxul nga gën nit ñi yàlla mooy maye di xañe mais sa wërsëg boo ko bokkee say mbokk rek wàcce nga te ñoom moom bari na si ay moroom nag ñoo xamante ne ñi fu ñu toll lu mu mënti doon événement bu mu mënti doon si dëkk bi si réew mi danañu dellu si ñëw fii si base bi jàppale seen i mbokk loolu moo tax si benn côté bi sentiruñu ko bu baax ñu ngi leen siy gërëm nag di leen ñaanal la ñu nekk yàlla na ko yàlla ful. amiin di leen ñaanal yàlla na leen yàlla di dolli wër di leen ñaanal aussi yàlla nañu yàgg suñu kanam. amiin loolu moom je tenais à le préciser. ci wàllu mbas mi. nekk na loo xamante ne léegi monde bépp ñoo ko dund. mais dañuy sant yàlla bi nga xamante ne aussi jàppale nañu ba ñu am ministère boo xamante ne aussi liggéey na si liggéey bu mu ci ayib. boo xamante ne bi aussi participer na si. fii si dëkk bi si protection bi parce que am na nu muy demee boo ko seetloo suñu zone bi presque ñoo ëppale si kaay soo ko seetloo mais li nga xam ne moo fii ëpp yëpp terewul fii dunduñu ko dund boo xamante ne dañ ci tiit parce que dañ ci jiital ngëm yàlla parce que feebar la comme feebar yeneen yi feebar la day dal nit mais du tax nag ñun tamit ñu wedd suñu ngëm bu yàlla na da ngay soj da ngay soj bu daal na da ngay grippe da ngay grippe donc bu ne corona bi da lay laal mais nag aussi du tere tamit ñu fàggu si suñu bopp bi fàggu jotee bokk nañ ko suñu biir
bokk kaa suñuy mbokk toppatoo suñu mbokk fu ñu war a dem pour yóbbu fa loo xamante ne lii war na leen mun jëriñ dem nañu fa sensibilisation def nañu ko fu ne dugg nañ fa pour yee nit ñi pour ñu bokk mbir mi donc loolu je tenais à le préciser di sant waa Yoff gëpp nag parce que toll woon na foo xamante ne fii soo waxee ñoom mënoon nañ du maylu mais du maylu ñu dañu partager ak ñun li nga xamante ne lii mooy mas bi ñu leen di sant di leen gërëm ñu gis ne aussi tabaski bi occasion la comme da ngeen nekk ñoo xamante ne ay autorité ngeen comme ni ñu ko kiiwee ñu def occasion bi Yoff Média aussi seeti autorité yi moo xam si wàllum coutume bi la wàllum politique bi tàllal leen suñu micro pour ñu mën a baalu axa waaye baale aussi ñi nga xamante ne ñooy askan wi nga xamante ne ñoom lañ fi nekkal waaw wax nga dëgg foofu dama lay sant bu baax di sant Ndëg Waay télévision bi aussi si initiative bi ñu am bon parce que initiative bi dafa bokk si li nga xamante ne mooy développé dëkk participer si ni ngeen façon bi ngeen si participer ñun mënuñu lu dul nous en réjouir di leen ñaanal aussi fu ngeen bëgg seen presse bi àgg fa mu àgg fa de profiter de l'occasion aussi di baalu ak waa dëkk bi yëpp parce que aussi ñun ay jaam lañu rek buñ na frais mooy l'armée buñ na frais ñun jaami Yoff lañu mënuñu fi lu dul nekk fi di lijjanti problème mu askan wi di toppatoo askan wi ñun loolu mooy suñu vocation donc ci wàll woowu tey bu fekkente ne da nga am askan boo xamante ne bii jox nañ la cër respecté la te boo na deen ñëpp bàyyi boo ci àndeek ñoom dafay yomb donc tey bon moo tax ñun ñuy sant suñu borom bi mu ñu mayee askan bu mel noonu di profiter nag sur l'occasion di tàllal suñuy loxo ñun ñëpp di ko tàllal Yoff gépp di ñaan Yoff yàlla na fi yàlla dolli jàmm di ñaan Yoff nit ñi nañu am xel delloo si seen xel te xam ne waruñu téye population bi en otage loolu du yoon nañu fexe ba ñun ñëpp ñu déggoo mën a yóbbu dëkk bi fi mu jëm mais xëcc fii xëcc fële amul benn njëriñ la amul ba mu war a egsi si ñun nañ fexe ba pousse bi bu ñu ko mujj muy reer si ñun donc nañu fexe def si dëkk bi loo xamante ne li bu ëllëgee ñiy topp si ñun dinañ am ay royukaay def jii ma nekk royukaay bu baax moo gën ngay def loo xamante ne bu ëllëgee dañ koy nettali te du nettali ba du rafet ñuy ñaan rek fi ñu toll nii tàllal suñuy loxo di ko tàllal képp ku mu mënti doon ku nekk Yoff ñu bokk mbir mi liggéey dëkk bi parce que toll nañ ci foo xamante ne bi dëkk bi war na dépasser fi bu toll te incha allah bu soobee yàlla ak fi ñu toll dëkk bi dina ko weesu bu soobee yàlla ak dina taf ñu ngi ñaan ñëpp nag ñu ñaanal ñu parce que fa ñu jëm sorewut am na solo président parfois ñi leen di solliciter day bari parce que da ngeen dox si yitte askan wi tey occasion bi xam naa doo génne quoi tey xanaa kenn du la au téléphone pour ngay taxaw wala tey jour exceptionnel la kay bu la woowoon da ngay jóg naa tey si suba woon nañ ma benn problème bu amoon da ngay ah bon waaw man bi ngeen di julli dama ma jullukaay ba de maa nga gendarmerie yaa ngi fan gendarmerie mais je pensais que ne tey au moins di nga am occasion fêter à sa famille waaw mais non mais booy fêter day fekk nga taal ko parce que sa njaboot bu fekkente ne dañ nekk si jaaxle woola mënoo du muy lu loolu parce que mission bi moo diis ñii mën nañu témoigner li may wax ne démb rek à 19 vers 19 heures je pense bien bi may egsi sama kër lañ may au téléphone jotuma dugg fii dama taxaw seere rek waa ji dugg si oto bi ma ànd ak moom dem gendarmerie loolu la ñu dëkkee nekk si parce que aussi ñoo problème ñoo dëkk problème du fa ma si jóg problème yi kër yeeg problème yi yeneen ak yeneen bu ñu la nettali problème yi da ngay tëdd ba diggu guddi ñu yàlla si laal si téléphone na la nangam ak nangam tu es obligé de te réveiller wala muy taw bi fort ñu wóor ñu ne inondation am na tongoor wala ndenaat dañuy jóg wacc suñu lépp sol suñuy kiloot dem bokkaat ñoom problème bi loolu mooy armée moom mooy armée way loolu mooy seen rôle loolu mooy li la metti na yal na yàlla woyofal yan bi ñu ngi woon toujours ak président waaw dafa doy waar waaw du loo xamante ne li soo ko defee rek yor sa téléphone rek au télé yi di wax rek déedéet du lépp la ñuy wax mais dañu seetlu ne aussi génn coutume bi doo leen communiquer communication du tout waaw justement lan moo tax loolu justement coutume moo nanguwul lenn li coutume du def communication yenn yi boo gisee coutume fu ñu communication yenn yi mais dina def communication yenn yi dinañ def communication certes mais dañuy tënk suñu communication du lépp ngay wax waaw xam nga tey da nga wàcc sa kër wàcc sa njaboot wàcc sa lépp si problème boo xamante ne bëgguloo sa voisin bi yëg ko waaw ñu jóg dox si guddi si sutura def ko si sutura donc loolu dañ lay dencal sa sutura waaw
nit dina nekk su àddina di dund faatu génn àdduna wàcc fi njabootam ñu miraas ko miraas bi jaarul yoon mu am ay problème yu bëri nga dem lijjanti ko dem ak moom tribunal fu ne nga dugg fa génn ko rek la ko mais doo ko jaay si biti yeneen i problème yu gën a doy waar yooyu sax yoo xam ne kenn mënu ko nettali yooyu doo ko wax am na solo waaw lenn rek nga mën wax mën nga wax programme boo xamante ne lal nga ko pour dëkk bi d'accord waaw yooyu mën nga si waxtaan te incha allah je vous invite sous peu dans un mois à peu près dinañ def le bilan incha allah incha allah ñu ngi xaar invitation boobu président ñu leen di fàttale ñu ngi woon fii si kër président Pégar Sarr di président Fra Yoff classe 2 classe 6 ñu première chambre aussi si nga xam te ne mooy coutume bu Yoff bi ñu jox ko dernier mot ñu tàggatoo président sa dernier kaddu gi ngërëm rek lay doon di remercier télé bi surtout parce que initiative bi jógewul su ñun si télé bi la jógee. effectivement donc nekk na ñoo xamante ne ñu ngi participer si développement dëkk bi. waaw donc dañ laaj jàppale. waaw première ñi leen war a jëkk a jàppale mooy ñu mel ni ñun. mooy ñun dëkk bi su boppam. ñu leen war a jàppale booy jàppale nit ce n'est pas nga yëkki alal jox ko. newul foofu mais affection bi daf si am solo li muy def intéressé la. boo toogee sa kër nga am si benn xalaat nga yëkki sa téléphone woo leen ne leen mais pourtant day maa ngi seetaan telle image ak telle émission mais de émission bu ngeen ko defee woon nii ak nii doon na dàq nii. parce que aussi ñun tamit dafa am loo xamante ne suñuy valeur la ñoo ko moom ñun Lebu. suñuy valeur yooyu dañ ko war a mettre en exergue pour que xale yi nga xamante ne ñoo fi nekk. ñii fi ne am na ay mag yoo xamante ne xamuñu sax valeur ku Lebu nan la mel. xamuñu ko am na ñoo xam ne dañuy màgg ba toll nii ma toll war a dugg Fra Yoff mais xamuñu coutume. xamuñu sax coutume nu muy doxee donc dafa ne coutume gérance su coutume mooy ni ngay gérer état. c'est pas pareil. jotewuñu dara loolu moom dinañ si ñëw si émission bu spéciale incha allah bés boo ñu joxee occasion bi. donc je vous remercie beaucoup. xam nga ñun loolu amuñu luñ siy tiit. parce que dañ si judd ndàmpak. yaroo si. macha allah. bon ñu dëkk nekk xale bu tuuti ñu di yoon nañ si coutume dañu yoon ni rek ñu xam loolu dëkk ci. mais donc nekkuñu fi rek dem liggéey ji ñëw rek toog di xoolee. dafa am si luñ ne woon. dañuy ñaan nag la nga xamante ne moom lañ ci am expertise bañ ci am. jëlee ko ci. ñu delloowaat ko ci dëkk bi loolu la ñuy ñaan suñu borom. am na solo président waaw ñun tamit ñu ngi lay remercier ci dalal bi vraiment ak disponibilité bi vraiment. kon donc mbokk yi dañuy continuer suñu programme comme ni leen ko diggee rek. di dem seeti ñi nga xamante ne ñooñu autorités yi wàllu politique ak wàllum coutume incha allah comme bu leen bougé bu leen yokkatu ñu ngi ñëw léegi incha allah. mbokki jullit yi mbokki xarit yi am di jàmm yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi wéyal suñu programme ci spécial tabaski bi nga xam ne dëgmal nañ ko tey nag ñu ngi ci kër jaraaf le grand jaraaf Mbaye Nguirane defe naa ne kenn dootu ko présenté ti surtout fi nga xamante ne mooy fii ci Yoff ñu ñëw këram saafonte ak moom xool nan lay dundee li nga xamante ne ni moom mooy tabaski bi ak famiyam jaraaf nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay. ñu bàyyi la nga nuyoo ak askan wi su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi. waaw di nuyu askan wi. di leen balu wax ndax am naa yaakaar ci ne bàkkaar suñu diggante ak suñu boroom bàkkaar la tudd yàlla daf ñu sàkk di boroom bi moom ñu moomeel gu biir man ñoo ñeemte wante àq nag suñu diggante ak nit ñun boobu moo gën a tiis moo gën di njàqare dañu war a baalonte ci suñu biir yërëmante jéggalante itam ci suñu biir ndax bàkkaar ak àq duñu benn dañu mel ni ñuy jëlante ay soxna wande duñu benn mbirum bàkkaar sa diggante ak sa borom la wande àq nag sa diggante ak banni aadama la man nga tooñ sax mala nga tooñ ko sax yàlla war laa teg moom dëgg la kon àq ak bàkkaar du benn yàlla boo tooñee benn mu bind benn boo defee benn yiw mu multiplier ko par 10 daf koy fulande
dëgg la kon benn ci bàkkaar boo fexee ba mu ëpp fukk ci aw yiw booba la nga def ci bàkkaar bari na dëgg la yàlla it day taqeerlu di sàkku ku ko baal saa su ne lu wér kon nag yàlla nañu yàlla xiir ci ñi di ko baalu yàlla nañuy jéggal itam ndax xajul ci ñun déedéet xajul ci ñun déedéet yàlla ku mu rëbb xamoo foo jëm ak ku lay làq ak fooy ñoŋale sa bopp ndax ku la nama ñoŋal ku mu mën a doon yàllaa ko moom ci bu wér kon yàlla nañu gën di xaritoo ak moom martaba yooyu dañu foog ne jeex na fekk martaba yooyu ba tey mu ngi fii am na ñoo xam ne xamoo leen wala xam nga leen wala xamoo lu yàlla dogal ci ñoom yàlla siñante nag ñoom xarit nga dajeeg moom detteel ko detteelu dëgg la jéem ci moom kasaral sa bopp parce que xaritu yàlla la boo xamul parce que itam tey koo mënoon dajal fii mu ne la man je suis l'ami du président nga xeeb ko ba ne du xaritu Macky Sall fekk ñooy añ tous les jours parce que amul mandarga boo xamante ne bii moom mooy wane ne diw mi xaritu diw la. kenn du ko bind ci jë. kenn du ko bind ci jë. yàlla nag dafa am ay tànneef jiw tànn nag. du jur buusa. du jur mbelit jiw tànn boo ko dénkee suuf mu jox la li gën parce que jiw tànn la dañu ko tànn. am na solo am na solo jaraaf ñu gis ne occasion yu mel nii yéen doo leen koy faral di am lu bëri parce que yitte yeex nekk ci jafe-jafe askan wi problème mu dëkk bi tey occasion la tabaski nga war ko dund en famille nan nga ko dundee ci famille bi. neexal jigéen ñi. fexe ba wodd leen. fexe ba teral leen gën ji teraanga parce que jigéen booy seet dañ koy ñaan dañu koy maye. dëgg la. léppi jigéen góor la war. dëgg la. te itam bul jàpp ne ki ngay fanaanoo dong moom mooy sa jabar. jaraaf nga baal ma foofu ma këf la. dañuy dugg gis ne comme ni nga ko waxee léegi soxna du sa jabar rek. sa yaay sa sœur. sa cousine et cetera. ñu gis ne fii jigéen ñi dañ laa ñime. te en général dañuy gis ne ku takk yeneen ndombal tànk bi comme ay jaraaf. da ngay am benn caractère boo xam ne boo moytul. doo kaf doo ree quoi. loolu ñu gis le contraire si yow. lan moo waral loolu. li gën fête bi moo ko waral pour tay rek la wala. non je suis naturellement très sympathique avec les femmes. lu ñu bëgg ci man dañ koy am samay xarit lañu. dama gisoon ne itam loolu dafa jigoon sama waajur te man itam mu jig ma lool li gën ci man ñoom ñoo koy def ci man ndax danañu ma yedd danañ ma joyanti danañ ma gàgganti ci lu bari ci àdduna. da ngay jekki ba yàgg jigéen ñëw ne salaamaaleykum jarbaat la wala soxna la wala gis nga femme bi ni moo waxee léegi sama soxna man day may wax ne sama xarit la sama soxna la mais suma xarit la ba nga xamee ne lu ne dañu koy bokk ndax àdduna njàqare lu mu tiis boo ko bokkee rek mu woyof. dëgg la. boo koy bokk muy woyof. dëgg la. te itam dinañ koy faral di waxtaane ku mu doon. nga jàkkaarloog moom nga dégg ko mbaa nga xam ko xam na loo xamul am na loo amul mën na loo mënul. tey gis nga jigéen ñi dafa bari lu yàlla dëxëñ ci ñoom dañu mel ni am sàq. am sàq mooy grenier. mooy grenier. bari na sax loo ciy fekk te defoo ko ci. c'est vrai.
te mu doon loo xam ne da nga ko doon wër di ko wër ñi gën a tedd ci góor ñi mooy ñi gën a mën a taral jigéen man c'est une expérience personnelle que j'ai faite parce que man gis naa ni ñi gën a mën a toroxal jigéen ñoo gën a detteelu ci kaw suuf boo leen gisee boo laa wax benn baat ñaari baat di nga leen ñeemte ñaan yàlla jubbanti leen jooyanti yàlla nañu si yàlla musal moo tax jigéen ñi samay xarit lañu am na solo loolu jaraaf ñu gis jamono bi ñuy dund vraiment pandémie baa ngi fii cool yi day bari léeg-léeg Yoff day xumba trop problème des fois de gauche à droite ñu bëggoon nga defal ñu benn appel rek nga lancé ñu si nit ñi aussi ñu gën a mën a dal ànd ak seen xel ñu mën a am aussi li nga xam te ne moom mooy ak kilifteef. waaw man xam nga li ñu tollool feebar la xam nga. c'est une maladie épidémie la pandémie la gis nga day faat. te kenn du dee ñaari yoon te feebar la boo xam ne man nga lim ay kilifa yoo xam ne tey wóor na la wóoru yàlla ne moo doon yóbbu kon du xof du tiit amul kenn ku mu ragal lu dul ki xam les mesures barrières mu jànkuwanteeg moom sàmmanteeg moom appel bi Abdoulaye Diouf Sarr mujjee woote ku ko weddi dafa dalul lu taq ci yow loolu la ministre bi wax mais saa yoo fekkee nit mu tëdd ñu ne la kii nangam moom moo ko dal mu tudd feebar bi bu keroogee fa ngay tàmbali ragal feebar bu yéeme la te bu jëkkoon Covid lañu ko doon wooye corona virus disease mooy genre mooy feebar virus mooy virus corona c'est la maladie léegi nee nañu sëy bi sax léegi cohabitation la parce que feebar bi léegi dafay négocier pour dëkk daf ñun te day rey kon ku yebbu moytu ko si bu wér ku yebbu moytu ko si bu wér moytu ko nag mooy ñaan yàlla yàgg fii loo xam ne boo béreeg moom dalay daan nga bañ a béreeg moom dafa gën a wóor parce que ñiy songoog moom mucc dañu leen di wàññi am na solo jaraaf vraiment ñu ngi ba tey ak jaraaf Mbaye Nguirane ci seen spécial tabaski jaraaf tey Yoff Média Info dafa jogoon pour seeti ñu mel ni yow comme ni ñu ko waxee tàllal leen suñu micro occasion la ñu baalu ak baale askan wi nga xam ne ñoo leen fi teg rek nga waxaale ñu sa dernier mot incha allah. suma dernier mot mooy adduna bi li gën a fës nekk au pic de l'actualité mooy feebar bi ñu tudd léegi te ki ñu ko dénk mooy Abdoulaye Diouf Sarr dompat nag sax ci sat la bopp te ñu jël yan bu ñu tollu yan ko muy jëwriñ yoo xamante ne bi jàng jotee dafa jàng teel a tàbbi ci biir administration à 26 ans déjà il était directeur dans l'administration nationale fooyewul boppam ne mënoon nañ ko waññal ne def na li wax na li te muy njombe mu ngi sàmm darajaam ba tey ji ci ñi ëpp profil ci réew mi ci la bopp nit nag bu la yàlla tàccoo da ngay fecc bu la banki loxo tànneef la jiwu tànn la bocciwul buusa bocciwu fi lenn loo xamante ne lii mun naa jur lu ñu ko yebee wala lu ñuy yebee askanam may ñaan yàlla lébu gi ñu gën a mànkoo te nekk benn xam ne nekkaw say dong ñu jig ndax Faidherbe bi ci boppam tubaab la mais nee ne ku bëgg yilif Sénégal faaw nga noot lébu te lébu ku leen weesaareewul tas seenu say doo leen yilif bu moom
te ku leen yiliful sa yilif réew mi dootu wóor kon ñi ñu yàlla dénk te ñu juboo ak réew mi ba réew mi boole leen ci kàngam yi ci jëwriñ yi nga xamee ne semaine bu jot dinañu jokkoo ak ki nga xamee ne moo ŋànk réew mi muy président Macky Sall nañu jàppale Abdoulaye Diouf Sarr dañu ko jàppale ci mission bi dañu ko jàppale ci mission bi mu jàppale président de la République moom itam dégg naa ko mu ni dana jàppale communication bi nga xamee ne moo war a dox diggante moom ak bani aadama yi wante diggante dëkk yi ak dëkk yi kon rajo yi nga xamee ne tey ay télévision communautaire lañu nekk au cœur des événements te nga xamante ne le show yéen ñu koy indil loo xamante ne tey ay jéego la ñu waroon di def di ko fekki ngeen fexe ba ñun ñu di ci jot à pic moom itam maa ngi koy interpellé waat parce que mas nañu cee wax ba am na ci projet bu tënku projet boo xamante ne bii bu dogu la gëm naa ni muy Yoff Média Info muy beneen Yoff Info beneen bi muy TV Yoff TV ñëpp xalaat naa ne bu jokkoo de am ñuy wetti la ko suñu sago dana war a mën a jàpp ci liggéey bi ba mu gën a tedd incha allah tab ku bëgg yàlla di defar sa mbir Serigne Touba Alaaji Malick ak Serigne boo mën a yaakaar du la wax ne ba ma gisee yàlla dëgg la du dëgg bu wér yàlla nag boo ko bëggee gis da ngay xool nit ñi waaw parce que nee na amul lu gën nit amul ku gën nit moo tax loo man ci teral nit teral ko yàllaay addu yàlla moom mooy fay booy def ne koo gis detteel koo gis toroxal da ngay bës nga dal ci koo xam ne xaritu yàlla la nga mel ni ku koy bëgg a laal rek nga kasara nag foofu yàlla si yàlla musal ñu lay jeex te kenn du xam foo ne di encouragé aussi parce que li ma leen waxoon fii dafa mel ni teggiwu leen ko parce que bi ngeen fi jékki ñëw boobu du ngeen apparaître comme ni ngeen di apparaître tey dëgg la léegi ci wàllu technique avancé ngeen macha allah day toll foo xamante ne wax dëgg yàlla dingere progrès la macha allah yàlla leen ci yàlla gën a jàppale amiin ba li ñuy seenu si yéen yëpp ñu mën koo am amiin vraiment ce sera au bénéfice de toute la communauté dañuy wax ne ngaax gi tukkal waree su ko perngal mboccoor mais yéen ay tukkal ngeen du ngeen mboccoor lu ñu leen mun a yenn nu mu mën a doon gëm naa ne loola attan ngeen incha allah yàlla doole yéegee amiin ay martaba yu gën a kawe te may leen ijaaba amiin macha allah amiin mbir mi nag boole leen ci yàlla de incha allah xarit ak moom di ko sabal fu ngeen toll incha allah di ko woy yàlla bëgg na ku ko woy bëgg na ku ko sabal bëgg na ku ko màggal bëgg na ku ko ñaan waaw kooku ku ko gën nit ñi tey koo fi dem benn yoon ñaari yoon ñaan ko ñi mu ne waaye yow sa xel mi fu mu ne xanaa itam da nga koy bàyyi gannaaw am na solo jaraaf yow loo koy gën di ñaan mu lay gën di ñun daal gis nañ ne jég nga ñu si côté yëpp ba pare da ngay joxe ay orientation am te ne ñu ngi koy suivre depuis le début du ñu def daal lu tëj ko ak ñaan parce que foog nga ñu ñaanal ñu parce que xam naa ne voilà sa ñaan jig nañu daal dëgg la kay waaw foog nga ñaanal ñu ñaan gi siru bi ma leen di jox rek mooy fatihatul kitab waaw juróom-ñaari aaya la asamaan juróom-ñaar la suuf juróom-ñaar la gis nga géej gi ngay gis nii da ngay dem ci géej ba yàgg nga tàbbi ci geneen géej du wér boo koy wàññi juróom-ñaar yi baxee nii la est-ce que kon fatiha daal laa bëgg ngeen def ko wéttal di ko wayantoo di si sabal borom bi est-ce que muy dàqal lor ba lu kawe seen njort mu mën koo dàq ci lor muy ñod di njëriñ ba lu ngeen foogul woon sax mu tàbbil ko ci seen biir te it jural leen ak juboo ak déggoo parce que loolu itam dama ci insister bu baax da ngeen màgg door a ànd wala même bu fekkante ne itam teel ngeen a ànd itam raamu leen di ànd kon am ngeen ay décalage yoo xamante ne yi d'incompréhension yu dox ci seen i diggante il faut ngeen gérer ko te it lii du neex ñëpp de am nañu muy naqadi
ci bu wér. kon am na bu ngeen dee dox pour nekk benn am na ñuy dox pour ngeen doon 1000. tasaaroo ba kenn du leen gis poussière. donc loolu bu leen ko nangu. incha allah waaw nekk leen benn ànd leen ngeen nekk benn ngeen construire loo xamante ne lii bu ëllëgee bu ngeen demee ba mbaaram géej xew. ci yéen parce que dana mas a xew ci ñëpp. mbaaram géej ak penc ma. da nga defe ne dañu xëy rek di fa toog. ci activité la ñu newoon. effectivement. donc tabax lu dëgër ba boo fa nee boo lambee dara. mën koo daj. mais bu loo liggéeyal tey bu ëllëgee bu ko yaakaar. parce que adduna du luxus de. déedéet. il faut construire brique sur brique. taax mi ci mu taax la tegu. am taax tegu ci kaw. mais nag ndaar laaye tax ku tabax rek tabax nga lu lay gën a gudd fa. kon góorgóorlu leen ngeen ànd ngeen nekk benn. man nag loolu insister naa ci trop parce que bu ngeen déggoo. yéenay man parce que ñaara man kenn ñetti du bëre. dëgg la. ñaar ñoo man kenn ñu ne ñett du bëre. ñu ne ñaar ab ànd la ñu ne ñett du ànd de ñett mbooloo la ñett mbooloo la mbooloo gi tàmbalee ci ñett ñaar moo di ànd kenn nag mooy càppaaculi ñu ne kenn na gaalam dem géej de lu ko fa mën a dal kenn du ko nett bi am na solo xam naa ne lii du si nag xajul si ceeb li jara dañ doon nuyoo si xam naa ne foog ñu préparé waat def beneen émission boo xam ne vraiment dañuy waxtaane problème yi waxtaane problème coutume bi ñu gën a leeral et cetera vraiment am na solo trop Fatiha bi comme niñ ko waxee dinañ koy ngànnaayoo gaa yëpp dinañ koy jël incha allah parce que xam naa ne borom baax nga ku yéwén nga aussi si joxe yëpp bu mu mënti nekk parce que ñu wax ne dinaa teew foofu laa ko njëkk a déggee dinaa teew ndeysaan yal na yàlla sàmm la yal na yàlla wéral cër yi bu baax a baax bàyyi la suñu kanam lu nga àndax ñun lu gunge ñu ba si kanam a kanam ay at yu bëree bëri moo koy comme ni ñu leen ko waxee rek dañuy wéyal suñu programme ñu ngi suñu spécial tabaski dañuy continuer di seeti ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi nekk ci biir Yoff moo xam coutume la wala politique kon topp leen ñu ba tey bu kenn bougé ñu dem te ñëw. salaamaaleykum waat yéen ñi nga xamante ne yéenay safoo saa su nekk Yoff Média Info ñu ngi ba tey ak suñu logique suñu logique mooy spécial tabaski bi nga xamante ne moom la ñuy def ànd si ak autorité coutumière yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy politique bi ñu ngi fii nag si kër Seydina Issa Laye Samb di autorité politique nekk kilifa gu mag si nga xamante ne mooy parti socialiste. ñu gën ko xam aussi si mouvement xalifiste bi ok kon moom la ñu seet si tey may ko occasion aussi mu saafonte ñi nga xamante ne ñooy les sympathisants que defee Seydina Issa ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyu askan wi su ko defee ñu tàmbali émission bi wala ñu tàmbali waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum ndax bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli si yonentam bi Seydina Muhammad rasulullah alayhi salaatu wasalaam di remercier waa Yoff Média Info te président Ousseynou Diagne nekk ci bopp bi su ma ko tuddee tudd naa équipe bi yëpp di leen sant ci yëg-yëg bi ndax nit moom ki la yëg mooy ki la sonal di nuyu xalifatul muslimin Seydina El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye di xalif général des Layènes di nuyu imam Mohamed Ndoye di imam ratib Yoff di nuyu kilifay coutume Yoff gépp muy ndey ji réew yi saltige yi jaraafi ak frais yi ak mag yi di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu bu baax ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci politique si Yoff au niveau de Taxawu Sénégal ak Khalifa Babacar Sall suñu papa Issa Ndoye na ci bopp bi suñu yaay Grace Diène nekk ci jigéen ñi di nuyu it képp ku yeewoo Yoff di beral loxo bu baax ñi nga xamante ne ñu ngi sonn suñuy mbir ci bëccëg ak guddi te mënuñ leen fay xanaa dañuy bàyyi ak yàlla rek di nuyu it autorité administrative yi di leen baalu àq ci bés bu sell bii di tabaski
macha allah. waaw tabaski moom daanaka lu ci bari ci sa njaboot nga koy defee comme ni ngeen ko fekkee tey rek nekk ak soxna si ak njaboot gi ak xale yi te di ko sante borom bi ndax wax dëgg yàlla moo ñu ko jagleel muy ab sas bu ñu war a taxaw ñun nag gaa suñu dund yombul parce que boo xëyee war a uti ji liggéey war a liggéey ji pour conserver sa dignité war a uti xam-xam war a nekk ak askan wi parce que ñun ñoo tànn def politique am na it beneen wareef booy sàggane saa su nekk te mu war la muy toppatoo sa njaboot nekk ak ñoom di daw ci seeni soxla ci bés yu mel nii nag ci la ñuy rattrapé woo dëgg yàlla bégal leen ci fànn yépp xool lu ñu yittewoo dale ko ci wéejur yi jaar ci soxna yi si ba ci xale yi vraiment pour xam seen bébét lan la xam seen bëgg-bëgg lan la ñu taxaw ci ndax it li ñu naan nit moom buñ ne diw est-ce que baax na est-ce que diw li ko war mu ngi koy def mbokk yi ak dëkkandoo yi biir kër yi ñoo ko war a njëkk a seede moo tax it loolu lu ñuy bàyyi xel la saa su nekk parce que dañ leen amel te ñun wax dëgg yàlla dañuy sant yàlla bi ñu yàlla xéewalee wéjur yoo xam ne suñu bët mosul xonq mosuñu tënk xam lu ci dara donc tey suñu wareef mooy it njaboot gi ñu yàlla dénk ñu taxaw leen ci fànn yépp te vraiment mataluñu mais ñu ngi siy jéem vraiment di leen baalu àq bu baax di leen jéggalu parce que wax dëgg yàlla ni ma koy waxee rek fajar lañu fiy génn te balaa ñu fiy ñëwit fekk na xale yi tëdd donc loolu yépp tey bés yu mel nii lañ leen di mën a taxaw bu baax yendoog ñoom bégal leen ba vraiment ñu xaw a matal li ñu war suñu diggante ak ñoom mais ñu ngi koy sant yàlla bu baax. waaw alhamdulilah xam nga njabootu Khalifa Sall moom bu dul sax Khalifa Sall mais ñun nit ñu yare ñun ñi ànd Yoff du ñu jëf ci ngistal lépp lu ñuy def dañ koy def ci sutura parce que nit moom saa su nekk da nga ko war a dimbali si bu conserver dignité am parce que doomu aadama amul lu gën a fort lu ko yàlla def bu doon dañuy jëf di wane wala di jëf di publier je pense chaque jour Yoff gis lu ñuy jëf mais ñun ñoo bañal suñu bopp loolu parce que nit moom saa su nekk li suñu borom wax rek loxo bii buy joxe main droite buy joxe main gauche sax waru ko yëg te loolu dafay participer encore une fois ñu bamtu ko ci liy conserver dignité doomu aadama bi mbas mi amee dañuy fàttali rek ndax wax moom bu waxee bu jotee war nga ko mën wax leeral mais jamonoy mbas mi bi mu tàmbalee waa kër Khalifa Sall wax dëgg yàlla bokk nañ ci ñu sos taxawal dëgëral kuréel boo xamante ne ci wàllu luy xeex mbas la woon parce que bu ñu naan riposte communautaire daanaka si ñi ko fi njëkk a tudd wala ñi ko fi njëkk a jëf ci réew mi ci lañ bokk bu ñu ko njëkkul jëf Yoff la bawoo vraiment ñu théoriser une riposte communautaire ànd ceeg ay kilifa yoo xamante ne vraiment kenn politique gu ci ñu ni dañ summi woon suñu mbubam politique teg fale xam ne réew mi moo soxla te bu réewu Sénégal soxlawee parti xajatu fa coloration xajatu fa loolu moo waraloon nag ñu fondre dans la masse jëf li ñuy jëf au niveau du district sanitaire jàppale Philippe Senghor bu baax jàppale it askan bi parce que wax dëgg yàlla li leen doon jàppale ci ñu mën a respecter nos gestes barrières yi wax dëgg yàlla dugal nañ ci suñu loxo bu baax a baax a baax mais duñu profiter ci mbas mi ci balaa bu fi yàlla wàcce nag di si wut tur wala di si wut daraja moo tax te la dañuy fàttali rek lu suñu kilifa gu baax yi waxoon sëñ Cheikh jamonoy xëccoo dafa xewi jamonoy kaa ñu defante kaa ñu wujje dafa xewi donc mag ñooñu bu ñu waxee bàyyi fi lenn rek mooy li war mooy jëfe donc ñun si tànk yooyu la ñuy jéem di nekk vraiment tey di wax ne tabaski li ñu daan def Yoff def nañ ko maanaam taxaw askan wi ci fànn yu bari mais niñ ko waxee rek duñu photo duñu publicité duñu publier te boobu ñu bentale pour fësal li ñuy def parce que li ñuy def yàlla moo tax ñu koy def ñun dañuy politique pour jaamu yàlla jaamu yàlla ci ay nitam ci ay doomu aadamam te loolu wax dëgg yàlla bu ñu si bëggee am yoolu yu rëy comme ni ñu koy sàkkoo pour bés bu ñu fi jógee yàlla tàbbil ñu àjjana yu kawe yi vraiment àndul ak ngistal waaw xanaa di jéggalu kilifa diine yi fi nekk yépp parce que ñooñu njabooti ñun ñëpp di leen sant di leen gërëm daanaka su ma tegee sama njéggal seen loxo gëm naa dina yegg ci ñëpp parce que ku dul murit laayeen nga tijaan nga chrétien nga wala xaadar wala ñaseen donc damay teg sama njéggal ci loxo yi ki nga xamante ne mooy suma bunt ci diine mooy Seydina El Hadji Laye Abdoulaye Thiaw Laye mu wasaare ko ci kilifa diine yépp buñ jugee it ci wàllu diine am na it wàllu cosaan ak aada te wàllu cosaan ak aada it wax dëgg yàlla di ko teg rek si loxo yi suñuy kilifa yi ne Yoff ñu wasaareel di ko si képp kuy kilifa cosaan ak aada ci réew mi di tëjee nag ci njiitu réew mi di président de la république ndax moom la fi yàlla teg mooy njiitu sénégalais yi moo jiitu ñëpp gaa wax dëgg yàlla
la République a précédé la nation au Sénégal ndax wax dëgg yàlla boo daan ñëw Cap Vert fekkoon nga fi ñu organiser wu ci comme ni République nu muy taxawee mais terewul nag dañ ko nangul ne moom la fi yàlla teg donc di ko jël suñu njëngal di ko teg ci loxoom mu wasaare ko ci képp kuy sénégalais képp kuy wéy politique ci réew mi te it mënu ma ko tudd te tudduma it sama président Khalifa Ababacar Sall di tegit sama jéggal ci loxoom moom it xam naa ne fépp fu mu war a yegg ci wàllu politique bi moom dina ko fa yeggal loolu daal laa doon am ci kàddu yu njéggal yu may adressé askan wi macha allah. waaw alhamdulilah di ñaanal Yoff Média Info ñu ngi gis ne ñu ngi ci innovation ñu ngi déployé wu ci réew mi si diaspora bi vraiment muy lu rafet lii it mbégte la parce que bàyyi sa tabaski pour wan nit ñi ñun naka la ñuy dunde lu ci am solo la ñun duñu ay nit yu extraordinaire ay woy politique lañ comme nit ñi maanaam ay nit lañ comme nit ñeneen rek donc ñëw suñu kër xam ne ñoom la ñuy dund ñun moom la ñuy dund jafe-jafe yi ñu am ñun moom la ñu am dañuy góorgóorlu ni ñoom rek ah wax dëgg yàlla am na ci solo donc di leen fàttali rek ne nañu fexe ba alal bañ a nekk suñu diggante mais yëg-yëg bii nii moo ëpp solo lépp yéenante jàmm ji moo ëpp solo alal ji ñaanalante jàmm ak wërsëg moo ëpp solo ñuy jël alal di ko def suñu diggante man day fi may tëje mooy maa ngi woo suma bopp di yedd suma bopp di woo ñëpp ci ñu bañ a jël alal di ko doxale suñu diggante ak nit ndax wax dëgg yàlla ëllëg day jeex te jëf ju rafet ji moo ëpp solo alal loolu daal laa mën lu may daanele di leen sant di leen gërëm di leen ñaan yàlla ñu teewe ko at yu bari incha allahu rabbi jërë ngeen jëf. jërëjëf Baye Seydi am na solo wax dëgg yàlla kàddu yi am na solo na ngeen ñu nekkal fii ñu nekkal leen fële loolu am na solo saa su nekk yéen ñu nekkal ci terrain bi jafe-jafe politique yeeg yu ni mel ñu ngi leen siy gërëm encore une fois ñu àndoon ak yéen si spécial tabaski mu nekkoon Baye Seydi Seydina Issa Laye Samb responsable politique si mouvement khalifiste wala parti socialiste boo si wax rek baax na kon donc dañuy continuer ba tey mbokk yi fi ngeen teg seen tànk foofu la bu leen jàppee dañuy continuer waat si beneen invité nañu dem. waaw mbokk yi comme nañ leen ko waxee woon rek ñu wéyal suñu spécial tabaski ginnaaw loolu ñu ngi dalalaat ki nga xamante ne moom mooy El Hadji Abdou di responsable aussi si parti PUR et ñu koy du koo xamante ne aussi dañ koy présenté waaye dañ koy bàyyi mu nuyoo ak ñi nga xamante ne moom mooy mbokk yi su ko defee incha allah ñu wéyal waxtaan wi El Hadji nuyu nañ la. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waa Yoff Média Info ñu ngi leen di nuyu di jaar aussi ci seen télévision bi di nuyu ñi nga xamante ni ñëpp ñu ngi leen di suivre di déwénati ñëpp di baalu ak ñëpp ci tabaski bi di ñaan lépp lu ñu ci ñaan te muy ñëw rek yàlla ni ko yàlla nangul. waaw ñu ngi leen remercier bu baax monsieur Diagne wàllu tabaski bi moom ñu ngi koy dund comme ñi ko ñëpp di dundee. waaye ba ma laa sori si waxtu bi xam naa ma jotal leen nuyoo suñu responsable niveau communal muy suñu secrétaire Malick Diouf dafa am ngànte moo tax jataay bi teewewu ko su ma jaaree si moom itamit rek xamal ne jox naa leen nuyoo suñu président parti muy Serigne Moustapha Sy mu ko defee aussi di nuyu en même temps militant yëpp laaj bi nga laaj bu am solo la te actualité la muy wàllu tabaski waaye bu laa wax ci nan leen ko dundee suñu benn maam suñu directeur de conscience ñu koy wax suñu Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu ne gis nga on ne peut pas parler d'un événement sans pour autant faire référence à ce qui constitue son avènement mënoo wax ci xew-xew bi dama noo wax cosaan la d'abord fa mu jógee bu ne tabaski déjà lépp dafa dellu ci diine kon nag ngay xam ngay politique moo xam ngay aada moo xam ngay diine moo xam ngay leneen yow événement bi fa mu jóge d'abord diine la li ñu def ci suba yàlla moo ñu ko sante
mu jaarale ko si yonent bi mu ne ka fa salli li rabbika wanhar jullil boo paree nga rendi loolu ñëpp mën nañ ko kon cosaan li mu ngi noonu kon lan koy dunde d'abord mooy d'abord lan pratiquer la nga xamante ne ni loolu la ñu suñ diine santaane muy lan cosaan ba fa mu jógee loolu mooy source bi bu ko defee la nga sa war a dunde nag na nga ko war a dunde yow moo xam politique nga moo xam doo politique d'abord fexeel nga pratiquer la nga xamante ne ni loolu la sa diine santaane. waaw toujours dafay nekk moment de retrouvailles comme ni nga ko waxee parfois même bu dul activités yi parfois wàllu profession bi di la tënk ba nga xamante ne ni heure yi nga war a passé ak si sa famille doo ko passé ni nga ko war a passé mais souvent yii ay moment de retrouvailles lay doon bu ko defee nemmaku li nga xamante ne ni moo di famille bi yëpp boo ko xoolee sax ñun bon comme ñun niñ dëkk fii rek village traditionnel bi boo gisee genre concession yi lay doon cour fam presque ñi ñëpp ay mbokkaleen boo xoolee dafay nekk ëtt bu yaatu bu ko defee retrouvailles daal lay doon ci niveau famille bi comme ni nga xamante ni noonu nga ko waxee. ah saa waay boo ne dégguñu parti bi yow xanaa defaatal ay recherche waay non yow yaa déggul parti PUR mais ñi di suivre actualité dinañ ne dégg neen parti PUR. PUR d'abord dans un premier temps président bi pandémie bi. bi mu bëggee installer force Covid 19 bi lan la yóbbu assemblée déedéet ab budget bi am na lu ko jiitu li mu proposé wul assemblée waaw proposé wul loi d'habilitation voilà booba kay ñëpp dégg neen PUR booba la jógee ne carrément il est contre parce que amul woon benn nécessité. loi boobu c'est anticonstitutionnel moo tax PUR approuvé ko loolu on l'a dit publiquement le parti a fait des déclarations avec le directoire et ça a été publié dans tous les journaux boo ñëwee tey nga ne ma PUR dégguñu ko woon loolu bien sûr parti bi manifeste na pour soutenir la population et aussi leur faire respecter les gestes barrières seulement yéen problème bi ngeen di am toujours médias yi mooy ñi nga xamante ne ni seen action yëpp ci médiatisation leen koy teg ñooñu ngeen di gën a gis mais xam nga boo jëlee comme dimbal yi nga xamante ne ni état bi doon na ko def li tax mu siiw nii yëpp médiatisation bi la te am na ña nga xamante ne ni ba léegi ñu ngi ñaxtu ne lan lu leen waroo taxawoo ñu leen PUR day def ay action mais du question à chaque fois da nga koy exposé nii si biir public bi parce que booy xool sax force Covid 19 bi lan sa dajale lépp ñu ngi naan état mais du état population bi yëpp ñoo dajale couche sociale yëpp ñoo participer moo tax loolu mën a ne. occasion la wax nga dëgg li ngeen def rafet na te jéegu bi ngeen di def ni dañ leen di ñaan ngeen gën si continuer te aussi di jox ñin ñi li nga xamante ne lii moo leen intéressé te aussi moo leen amal njariñ dégg neen fi yeneen i média yeneen i télévision tout ça là boo yéen pas bi ngeen def sentiruñu ko beneen côté parce que boo yoree média da ngay tëdd njaaxaanaay voilà du question ne kii moo ne fii moom ngay jox wala kii boog pour bañ a tooñ ne mooy ñi naan sa ceebu diw li nax leneen voilà kon presse lu am solo la donc dans un premier temps vraiment dañ leen di remercier foofu mais li ma la bëggoon a yeggali rek d'abord mooy xam nga da nga tudde tabaski lépp dafa delluwaat ci diine ba pare xam nga résultat bi nga xamante ne ni moom nga war a am si wàllu tabaski bi yow mu nga xam ne yow sa tabaski nangu na mooy da ngay lan da nga war a bàyyi xel sa borom parce que kii nga xamante ne nii si moom la ko yàlla jaarale muy suñu maam Ibrahim yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam garaat boobu la ko sa yàlla jox te aussi loolu la ko sa sante lan yanaala llaaha luxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yàlla soxlawul yow redd bi ngay rendi soxlawul ndawal li loolu cautionné ka waaye la muy xaar mooy bàyyi xel bi ngeen ko war a bàyyi xel mooy tax waa ñu naan ragal yàlla mais bàyyi xel ba nga war a bàyyi xel sa borom
loolu mooy li si ëpp solo bu ko defee loolu nag moo lay yóbbu si nga nekk ka nga xamante ne ni yow def nga ka te yàlla tax mu ànd ak sellate ga yow di nga nekk ka nga xamante ne ni di nga am ihsaan parce que maam Ibrahim garaatu ihsaan médaille ihsaan la décroché si li nga xamante ne ni moo di tabaski bi ba mu defee géyante ga yàlla ba mu koy répondre ne que yow ko dëggal nga sa géyante gii la ma la sante woo def nga ka laqad sadaqta ruqya fa inna kazalika najzi al muhsinin yàlla dafa ne noonu nag laay muccale ñi nga xam si dafa rafetal al muhsinin buñ ko waxee mooy ñi rafetal mais kon bii jiitu mooy yow moo xam politique nga moo xam diine nga moo xam leneen nga moo xam citoyen simple nga yow lépp looy def na rafet bu rafetoon tey doo dégg ñu naan ci réseaux sociaux yi ay politiciens ñu ngi sànninte ay kàddu yu ñaaw wala ay audio wala kii dugal na lii wala kële génne na lii ixsaan boobu dafa tënk lépp te yàlla bu ne la rafetalal rek xam nga yaa ngi wax léegi naan voilà yéen dañ leen tudd si politique aussi tudd si diine mais gis nga ñun da nga ay universaliste la gis nga baatu ixsaan bi yàlla tuddaat nag si alxuraan mais waxul ne rafetalal si diggante julli diine waxul rafetalal si diggante mbokk yi ne dafa ne la nit fa xuulu linnaasi xusnan loolu boo demee si alxuraan nga ko fekk yàlla dana la yow deel wax si nit ñi nit laa wax nit deel wax si nit lu rafet moo xam yéen a bokk position moo xam bokk leen position moo xam yéen a bokk association moo xam bokk leen mais yow pencam yi ngeen séq kii doomu aadama simple rek la kon looy wax si moom na rafet kon loolu mooy jiitu ku lay jox ndëwaleen ne la jëkk a wax loolu ku lay jox ndëwaleen ne la jëkk a wax loolu waaw beneen bi mooy message bi nga xamante ne nii war nañ ko tiire si li nga xamante ne nii moo di tabaski bi xam nga bu ñu julli ji lan la ñuy wax allahu akbar kabira walhamdulillah ba mu jeex takbiraat yooyu ñuy def message bi ñuy wax di ko jox ndéwaleen suñu bopp di ko jiital suñu bopp di ko jox bépp militant pur di leen nuyu ñoom ñëpp wax nañ ko sànq di ko jox bépp citoyen sénégalais mais aussi du benn message bu dul suñu message u secrétaire Malick Diouf du benn message bu dul message u suñu président Serigne Moustapha Sy te loolu du benn message bu dul message lii làmb wax tabaski bi te ñu di ko def mais dañ ko pratiqué wul bi si jiitu mooy takbiraat yi ma la wax nii ko suñuy làmmañ di tuddee suñuy xol den war a fexe suñuy xol di ko tuddee noonu bu ñuy def loolu bu ko defee loolu dinañ mën a changer li nga xamante ne nii moo di histoire dinañ mën a changer jamono kon làmmañ ji rek di ko tudde doyul nen si boole li nga xamante ne nii moo di xol yi beneen bi mooy dajaloo bi ñuy dajaloo xam nga comme ni nga ko wax léegi politiciens yi parfois ñu ak ñàkk jot mais xew-xew dina am ñu daje ñëpp nekkaat si jàmm xoolal rek comme sànq Covid bi di nga tuddee au début ñoom ñëpp ànd neen mais loolu pourquoi lu tax mënu di continuer nit ñuy dajee nii sans fonte ñoom sax ku tojle wala ko am xew kaneen dina fekki moroomam ñu ànd si jàmm même bu dul loolu war neen mën a ànd si jàmm réaliser la nga xamante ne nii dina jëmale kanam li nga xamante ni moo di suñu réew beneen bi saafuwante bi néewaleen nga wax de beneen bi saafuwante bi xam nga toujours dafa am c'est important dañuy joxante suñuy loxo léegi sax xam nga bi ngeen ñëwee da ngeen ragal corona bi wax nuyu leen joxal leen seen loxo dama leen tooñ xam nga léegi joxante loxo bi da nga koy saafuwante da nga koy def si li nga xamante ne nii moo di tabaski bi mais loolu nooñu koy defee noonu nen ka tàppaalee noonu suñu xol bu ko defee teqaloo dootu am suñuy noonu dinañ ñu ragal ku nekk da ngay ñëw sañse ñu ne tabaski kat ñëpp a sañse nii ñuy sañsee noonu yére yu bees nen sole noonu ay jikko yu rafet mun solee noonu ay jikko yu rafet société bi dina dox na mu war a doxee. am na solo macha allah. waaw li ma ko waxee woon rek dans un premier temps vraiment di leen gërëm waa Yoff Média Info taxawaay bi am na solo yàlla na yàlla def seen jéegu gën a yaatu ngeen am ay résultats lu raw ci seen njort ci barke bés bi aussi di waxaat ñëpp déwénati di wax ñëpp kullu aminu antum bi xayri di ñaan
pandémie bi nga xamante ne nii moo lëmbe àddina bi yëpp yàlla na ko fi yàlla teggi si jàmm yàlla na ko fi yàlla teggi si jàmm delloo lépp si li nga xamante ne nii moo di si jàmm comme ni nga xamante ne nii noonu leen ko bëggee di ko wax rek allahuma ya shahidan xayra gaibin wa ya gariban xayra baidin wa ya galiban xayra maqlubin ij'al lana min amrina farajan wa maxrajan waxfir lana zunubana wa sabbit rajaaka fi qulubina xatta la narju xayraka ya allah allahuma ya qadiran ya muridan ya qaiman bin nafs hada maradun jadidun muy coronavirus ak yeneen faxfina min baxsihi allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uliha walxaatimi lima sabaqa naasiril haq walhaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. macha allah El Hadj am na solo trop man dama réer sax dama defoon ne oustaz lañ invité à la fin macha allah ndekete politiciens yi am na lu ñu làmboo quoi loolu dafay wane rek ne mbir mi du ay fo du ay caaxaan képp koo xamante ne dafay dugg si langue politique bi rek. dafa war a nekk koo xamante ne ku sell lay doon li nga doon da nga ko war a wane da nga ko war a jëfe comme ni ma ko waxee loolu dafa am solo mbokk yi mbir mi du ay tappale ku sa bopp feesul am na loo xamante ne ni bul ko laaj parce que al amaana la da ngay rendre compte bés penc comme ni ko El Hadj waxee loolu am na solo trop am na solo kon donc occasion la woon bu ñu mayoon suñu way politique yi waaye tey dañu dalalaat oustaz way politique la oustaz mooy El Hadj Malick ñu ngi koy jaajëfal El Hadj Abdou ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di nuyuwaale El Hadj Malick Diouf di ko jaar moom tamit di secrétaire général bu Pire fii si Yoff ok ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp ok kon ni ñu ko waxee woon mbokk ya xarit yi rek ñu continuer suñu spécial tabaski ak yeneen autorités yi nga xamante ne ñoo si topp incha allah.